waaw sëñ Cheikh comme ma wax la ma waxoon ca njëlbeen ga rek man dama waxoon ne bu may ñëw ci parti bi yàlla xam na ni duma ci xalaatu moon dinaa ci am poste waaye ñi nga xam ni dañu ma jiital buñ ma wóoloo yaakaar ne war naa koo mën lu ci biir coalition bu boobaa tamit incha allahu rabbi na ma defoon lay continuer def xeex rek pour ñu am ko parce que du jëmm ji moo tax waaye tey ji Abass Fall bu fi nekkoon Pastef moo nekk ci mairie Ndakaaru bu fa keneen nekkee tamit Pastef moo nekk ci mairie Ndakaaru xëy na jëmm ji nag moom moo fi nekk waaye la ca ginnaaw jëm gi moom mooy Pastef ak intérêt Ndakaaru ak intérêt Sénégal donc lii may liggéey nii bu fekkee nit ñi yaakaar nañ ne war naa ko mën a wéyal incha allahu rabbi bu soobee yàlla dinaa ko wéyal buñ ma nee tamit yow yaa koy wéyal keneen na ko wéyal ma topp ci ginnaaw kooku incha allahu aussi jàppale ko ñu wéyal ko pour le bien du Sénégal jërëjëf. waaw yow yaa ngi Ndakaaru di coordonnateur bu Pastef di xam liy xew Dakar bilan bi nga xam ni moom la fi mairie bii bàyyi di Khalifa Sall donte ni ñaareelu mandaam eggalewu ko dana ko jël ci moom action yam su ma jumul di soxna soosu moom moo eggale mandat bi deuxième mandat bi nga xam ne ni moom la na ko faloon comme mairie bilan bi nga xam ni ñoom def nañ ko lan nga ñu ci mën a jox comme ndax baax na wala baaxul lan nga nu mën a jox daal comme bilan ci liggéeyu mairie bu Dakar ci ñaari mandat yi nga xam ne ni moom la fi Khalifa Sall def. jërëjëf ci question bi maanaam xam nga ku mel ni man juddoo Dakar yaroo Ndakaaru parce que Colobane laa juddoo yaroo fa màggee fa jànge fa donc lu bari xaw naa ko fekkee samay at xëy na peut-être que néew na waaye lu bari xaw naa ko fekkee gis naa Ndakaaru ni mu évoluer gis naa liñ fi jot a def ak li ci manqué am na zone yoo xam ne boo fa demee dara soppeeku fa man fa am na maa nga jàngee Médina ba ma fay dem di installer benn section dama ni fii ba ma nekkee xale di fi jàng am ay 15 ans laa fi naan ñëw ba tey jii nii maa ngi sant yàlla yal na yàlla xeeb doole maa ngi am juróom fukki at dara soppeeku fi donc bu ñu xoolee parce que socialiste yi ñoom ñoo yàggoon yor mairie Dakar ba Abdoulaye Wade ñëwee defe naa la ko libéraux yi yor avant Abdoulaye Wade di dem sax ñàkkaat na ko Khalifa Sall jël ko ak waa PS yi di ci liggéey donc liñ fi war a def bari na du ma ne nag defuñu fi dara parce que loolu buñ ko waxee day mel ni leneen la du ma ne defuñu fi dara am na luñ fi jot a def waaye nag ñun par rapport ak ni ñuy gisee politique par rapport ak ni ñuy gisee ni ñu yoree réew ak ni ñu yoree alalu réew mi buñ ko yoroon ñun incha allah defe naa war nañu def lu ëpp li fi gars yi def y a énormément à faire da ngay dem ci école yoo xam ne ndox sax du fa am te tali yi dara baaxul marché yi mooy loolu. c'est-à-dire que Ndakaaru dafa mel ni rek ab village bu rëy te moom mooy vitrine u Sénégal donc ñun xalaat nañ ne liggéey bi moom des na lu bari te xalaat nañ ni ñun bis buñ ko jëlee incha allah dinañ ci def lu ëpp li fi gars yi def liggéey bi daal des na lu bari pour ne pas dire que daanaka daal voilà xaw na doy waar daal. waaw Abass dinañu wax ci vacances agricoles patriotiques bi nga xam ne ni lancé ngeen ko président Ousmane Sonko jëmmal ko patriote yi yaatal ko lool ci réew mi yow nga jiite Ndakaaru àndoon ak militant yu Ndakaaru yaakaar naa su ma jumul photo bi foofu ci seen tool yi ngeen am ci ban zone la ci Dakar ak aussi gisoon nañu jamono bii ngeen fay dem di dindi ñax meek bant yi ngir waajal am ji ndax mën nañu xam tool bi lan ngeen fa ji boobaak léegi jotuñu image yuy firndeel ni tool bi mi ngi dox am na ñoo xam ne nii nag moom suñu mbokk APR yi nee nañ si toolu Pastef Dakar bi du réussi parce que duñu ay baykat lan nga ñuy tontu ci tool boobu ndax mën nañ ci xaar réussite ak mën nga ñu wax ndax mi ngi am yaakaar wala. waaw sëñ Cheikh pour question bu njëkk bi maanaam ci Pastef ni muy màggee xam nga loolu moom gannaaw yàlla gannaaw le président Ousmane Sonko mbiru yàlla la il faut que ñu am nangu dogal mais xam nga dafa am ñoo xam ni bu ñu nekkoon Alaska sax boo waxee dëgg da leen di dugg moo tax quelquefois même bu président Ousmane Sonko demul ci yenn gox yi da ngay xam ni nit ñi dégg bi ñu koy dégg rek muy wax comme man la ma daloon ba ma koy wër dal leen dal su ay junniy moroom
moo leen dal ñoom aussi moo tax même buñ gisul président Ousmane Sonko ñoom seen xel dal na nañ koy dégg rek ca la nga xam ni moom la leen waroon ba léegi mu bañ a soppeeku te yamul sax Sénégal kese dama lay jox benn exemple barki démb dafa am ay Comoriens ñoom duñu ay sénégalais benn Comorien moom ma woo yónnee ma message ne ma ñun président Ousmane Sonko li muy wax dafa jéggi Sénégal Afrique la koy waxal ba ne ma sax ñoom dañ ko bëgg a invité mu ñëw defal leen conférence kon nga xam ni mbir mi yamul kese fii ci Sénégal du question Ousmane Sonko déplacé wu noo dem fa mais wax ci moo am importance te ñi ma lay wax ni duñu ay sénégalais te bëgg nañoo toog ak président Ousmane Sonko. bii nag moom moo jëm ci vacances agricoles patriotiques yi mu nekk expérience boo xam ni expérience bu doy waar bu rëy la ci ñun waa APR yi moom suñu mbokk yooyu moom xam nga ñoom moom ndeysaan wax rek leen desee dañuy dem ba wax sax lu ñu warul wax li président Ousmane Sonko doon wax rek lu ne dinañ ko jiiñ saf ëmb ñoom aussi lu ne dinañ ñu ko wax mais tool bii ñu nekk ni toolu yenn la te suba sax war nañ fa dellu toolu yenn la def nañ fa kànje def nañ fa ñebbe def nañ fa xaal te bu soobee yàlla ñëpp nañ ko gis pourtant nag def nañu ay vidéo yu bari yónnee ko xëy na dañ ko fay dafa génnul mais yónnee woon nañ ko ci yenn groupe yi xam naa dafa nekkul dafa da ngeen cee jotul mais après xam naa dinaa leen ko yónnee donc muy nekk benn expérience bu doy waar ci ñun parce que ñun ñii genn wàll gi yëpp même bu ñu amee ay mbokk baykat aussi mosu ñoo mbay juddoo Ndakaaru yaroo Ndakaaru màggee Ndakaaru xëy na ay vacances nga doon dem rek sa dëkku maam mais mosoo bay donc dafay nekk lu doy waar expérience bu rëy ci ñun sagam nag Ndakaaru moo am tool asamaan nag àll bi nga xam ne maanaam mbay mooy seen métier te gis nañu presque daanaka ci li ñu jot a compté mat na xëy na 150 wala 200 hectares yoo xam ne patriotes yi jëmmal nañ ko te incha te ñu ngi koy bay te bu soobee yàlla waa APR yi dinañ am gàcce ndax dinañu góob bu soobee yàlla dinañu gis ñu góob te Sénégal yëpp dinañ gis ñu góob te dañu xam ni mbay comme ni ko président Ousmane Sonko moom moo yor réew donc tool yi yéen la nekk liggéey nañ fa liggéey bu rafet te bu subaa sax bu soobee yàlla fas nañ fa dellu pour wàññi ñax yi ak rey kii nga xam ne dafay lekk gàncax gi jërëjëf. waaw jërëjëf sëñ Cheikh pour problème mënd mi c'est vrai que fan yii gis ngeen ñu dem Cambérène parce que ñoom dañoo woote woon benn appel à la solidarité la communauté layène te comme ñun nag ci Ndakaaru lañ bokk Cambérène bokk ci Ndakaaru ñu ne nañ fa dem yóbbu fa suñu maanaam suñu doolee as tuut lañu am akas néew ñu dem bokk ak ñoom dem fa tamit defal leen ci coono bi parce que loolu rek la ñu woon defal bi sax moo ëpp solo lañ fa joxe parce que sa mbokk jullit nekk ci naqar nga teew rek mu gis la rek loolu am na lu muy def ci xolam loolu la gënoon tax ñu dem ci di ci profité waale nag xam nga mbënd bi moom gis ngeen ko yéen a ko gisal seen bopp xam nga bu ñu nekkee nguur goo xam ni lépp lu mu wax ci ay caaxaan la ko teg maanaam nguur goo xam ne duñu wax dëgg c'est-à-dire que ñoom fenn lañ yoree réew mi parce que ñoom yaakaar nañ ni fi ñu toll nii tant que waxuñu dëgg rek duñu mën a convaincre nit ñi alors que contraire bi la waroon nekk tant que ñu ngi wax dëgg nit ñi xëy na ci la doon gën a mën a jàlle mais pour ñoom tant que waxuñu dëgg rek donc duñu nit ñi duñ leen gëm mu nekk lu doy waar wax nga ko le président de la République toog na nee na dafa bëgg auditer 750 milliards yi mu def ci ndox mi xam nga loolu mooy waxu caaxaan 750 milliards mënoo ko def ci assainissement ba pare dëkk bi bu wiisee rek mu inondé waxi caaxaan la moo tax ñun ñu ne nañu auditer loolu 750 milliards te ñu liñ gis sax matul juróom fukki milliards maanaam ñeent fukki milliards ak juróom ñett ci li ñu jot a gëstu moom la ci def mooy wane nit ñi ay caaxaankat lañu 750 bu ñu defoon 100 milliards ci mbënd mi rek mu wàññee ko mais nag ñoom li leen intéressé mooy defar ay projet yoo xam ni dañ ciy profité pour mbuxum boo gisee TER bi def nañ fa presque 1500 milliards nga jógee ci TER bi dem ci ay BRT bi boo jógee ci BRT nga dem ci yeneen domaine ay tali yu ñuy defar di surfacturé fa ñuy utee xaalis kese la ñuy dugal alalu réew mi njublang njuuj njaaj bàyyi nag population yi ñu nekk ci ndox mi li xew fan yi doy na waar fii ci Ndakaaru moo tax dëkk Ndakaaru sax léegi kenn bëggatu ko waaw ndax dara defuñu ko fi
tur bi rek fi nekk mais Ndakaaru moom meloon bu njëkk ba li fi tubaab yi bàyyi woon moo fi ne ba léegi donc bu ñu wëlbatikoon nag ñoom def nañ fi 750 milliards mu ay caaxaan ñun dañoo exiger ñu ne 750 milliards yooyu nañu wane nañu wax fa lañ ko def gis ngeen Touba la fa xew tamit ah ba taalibe yi ci seen bopp ak jullit yi ñoom ñoo jug jël seen alal def ko ci pour defar assainissement Touba xam nga loolu mooy gàcce boo demee ba population yi jël seen bopp en charge taalibe yi jël seen bopp en charge mooy wane ni réew mi amatul état ci weer rek mobiliser nañu 1,5 milliard francs pour Touba ci kanam waaw ci weer kese kon nga xam ni kon gars yi ay caaxaankat lañu donc lépp lu ñu wax du dëgg looloo tax réew mi toll fi mu toll fii moo tax nag ci loolu nag lañ war a jàpp ñun dugg ci kër yi benn yee population yi xam ni ñii lépp lu ñu leen wax du dëgg taxaw jàmmal ak ñoom xeex ak ñoom ba jëlee leen fi parce que réew moom ay fen mënu ko yor bu ñu demee ba nga xam ne ay fen kese lañu naree yore réew mi boobaa ñoo xam ne nag fu mu toll nii moom fi ñu jëm baaxul te population yi aussi war nañu góorgóorlu nag xippi seen i bët ubbi seen xel xam ne du ñuy ñoom ñooy développé Sénégal jërëjëf. waaw sëñ Cheikh Waly dégg naa sa question loolu comme ni nga ko waxee dégg ngeen président Ousmane Sonko mu wax ko parti bi mu ngi ciy liggéey parce que dafa am aussi ay textes yi dafa war a évoluer donc ñu ngi ciy liggéey fan yële rek am na lu ñu ci jot a waxtaan bu textes yi pare je pense que ci la ñuy profité nag pour def li nga xam ne war nañ ko mën a def xool surtout nag parce que provisoire moom je pense que yàgg na fi te war na fi jóge te quelle que soit la situation aussi am na ay zones yoo xam ne xëy na am na ay difficultés yu fa nekk war nañ ci jublu am ay zones yoo xam ne xëy na daanaka amul sax ay difficultés donc peut-être que zone yooyu xëy na du am coono yu bari mais li ma ci mën a wax daal mooy mënuma la wax kañ lay doon nag parce que aussi man responsable laa ci parti bi d'accord mais du mënumaa wax loo xam ni parti bi wax lawuma ko donc ñu ngi ciy liggéey ñu ngi defaraat texte yi ñu ngi réorganiser secrétariat yi je pense que loolu bu terminé nag parce que lépp ci ay base de texte lañ koy def incha allah ñu soog ko wàcce ci base bi ñu jublu maintenant ci officialiser les organes que ça soit les secrétariats que ça soit les communes les coordinations communales les coordinations départementales et les organes régionaux loolu la amoon ci lu may wax ci question boobu. waaw sëñ Cheikh posé nga question bu am importance xam nga politique Sénégal ni ñu ko doon defee ak jigéen ñi ni ñu daan utiliser moom lañ bëgg a soppi mais ba léegi am na lu des parce que jigéen ñi nag ba léegi ñoom ñu ngi gëm ne ñoom dañ leen war a utiliser comme un bétail électoral rek di leen woo di leen tàccaloo moo tax boo xoolee Pastef jigéen ñi fi nekk ce sont beaucoup plus les intellectuels ñoo fa gën a bari que ñi nga xam ne dañu nekk ci masse nii rek di politique parce que ba léegi nag jigéen ñi politique pour ñoom il faut ñu jox leen ay pièces jox leen xaalis dugal leen ci ay kaar yóbbu leen ñu tàccu ñu ñibbi gëmuñu donc cette pensée révolutionnaire bi nga xam ne moom la ñuy développer mais li nga wax c'est important te je pense que am na ay waxtaan yu commencé yoo xam ni war nañu yaatal le comité donc je pense bien le bureau exécutif et je pense que gars yi ñu ngi ciy xalaat ragal naa ne xëy na jigéen ñi dinañu gën a am doole ci comité exécutif mais nag du may mën a jëy rek moo fa nekk parce que soxna Mbène Faye tamit ma nga fa am na ñaari jigéen yu nekk ci bureau exécutif defe naa 14 membres lañu ko xaw ma 15 membres donc buñ ci amee ñaar xëy na bariwul trop mais lu bon dara la en attendant ñu gën ko yaatal ci yeneen jigéen te loolu je pense que parti bi mu ngi ci réfléchir bu baax a baax te incha allahu rabbi mbir yi dina am évolution mooy question bi nga posé woon rek par rapport ak xoolaat organes yi tëggaat ko defaraat ko ci loolu la ñuy profité aussi pour yaatal ko ci jigéen ñi mais nag ba léegi Pastef pour ñu am ay jigéen yu jël seen responsabilité des na ba léegi parce que ba léegi dañuy ragal xam nga jigéen moom dafay ci xelam c'est culturel fii ci xelam moom toujours ginnaaw la war a féete loolu nag fi lañ ko fekk suñu maam ak yooyu si diine sax dañ naan jigéen day toog ci kër ga warul génn ak yooyu donc pesanteur culturel yooyu dafay am influence ci seen comportement dafay am influence ci seen engagement mais yi fii mu ngi soppeeku nànk-nànk te je pense que incha allah fan yi di ngeen gis ne
dans le cadre de la réorganisation des organes ak yeesal li ñuy def yëpp jigéen ñi dinañu gën a fës ci parti bi toujours nag dañuy wax jigéen ñi ñëw leen même ci émission télé yi am na jigéen ñi dañ leen di woo ne ñëw leen ngeen dem émission télé mais dañ naan non nañu xaar nañ def nii ainsi de suite loolu c'est culturel te dafa laaj formation bu bari te ñu ngi ciy liggéey bu soobee yàlla yëf yi dina xaw a soppeeku incha allah. jërëjëf Pape Mamadou xam naa yow da ngay soog a dugg ci panel bi moo tax parce que question boobu defe naa ñëwoon na gars yi laajte woon nañ ko ci naka lañ war a demee pour élection locale yi wax naa ko coalition déjà am nañu coalition jot na te ñàkkul ne am na ñoo xam ne bokk nañoo ñoom gis-gis te xëy na mën nañoo ànd bokk xeex pour jël la mairie de Dakar. waxoon naa tamit ne man ab ndongo laa rek bu gars yi ne Abass liggéey bi muy liggéey fii au niveau de Pastef Dakar mun nañu am confiance ci moom surtout dans le cadre de la coalition pour mu dem ci élection locale yi pour la mairie de Dakar boobaa pare naa keneen ku ñu teg tamit boobaa soobee yàlla ma topp ci ginnaaw ànd ak moom liggéey ak moom parce que li may wax rek mooy ne Sénégal mooy ñor ak Ndakaaru du suñu jëmm jee tax ñu ngi nag liggéey au niveau du département de Dakar bu baax a baax Covid bi moo tax sax ñu wàññi woon yu bari mais am na programme boo xam ne tegoon nañ ko pour liggéey Ndakaaru pour yokk suñu électorat yàlla dogal feebar bi ñëw mais je pense que léegi incha allahu rabbi ñu reprendre activité yi te dinañ ci def liggéey boo xam ni dinañu dépasser lu bari résultats yi nga xamoon amoon nañ ko ci élection présidentielle jërëjëf.